ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci yéen benn waxtu ci studio Eva Mbaye bismillah ci xibaar yi. hôpital dalal jàmm Guédiawaye ak benn machine ci ñaari chimiothérapie panne foofe soo xeelul nag liggéey bi mu ngi wéy paje mi na ko noonu leeral ci kanam tuuti bu njiital boobu hôpital Matam moom dex gaa fees dell bay wutali ci rembet askan wa jaaxle ci lool kilifa yi dalal xel yi li waral rembet gi bokk na ci taw yu bari ya fa wadd fan yi ca googu diwaan chauffeuru tata yi xëy tey ji ab dox ba ci kanamu rajo télévision bu Sénégal nuy sàkk mooy ay contrat ak nekkin wu gën ginnaaw fukk ak ñeent ci at ñu def ci kër googe di aftu gëstu tey bi ñu ngi ko jagleel wàllum rob gi ñeel yenn ci néew yoo xamante ne xamuñu ñooy ñan ak ñuy seeni mbokk jaar-jaar yeeg la ci yoon wax ba ni ñuy defaree néew bi ba ci rob gi dinañ ci ànd ak yéen ak leerali Haj Ndatte Diop wàllu reportage tam xarit marché bi ak wàllu ndawal gi ginaar na ko noonu du lu manqué mu ngi bari ci marché bi waaye xaalis ci boppam daa mel ni moo amul ca xaalis moom mooy weccee ginaar Adja bitim réew. yow moom dinaa woo Papis Diaw mu sumi rek moo noppee juróomi nit Alaaji Assane ñoo faatu ay blessé yu bari ñaari téeméeri arrestation fitna gi ngir étranger yi génn ci Afrique du Sud dafa gën a tax ci Algérie ay étudiants ñoo génn ci mbedd mi lu ñuy bañ mooy ñu parparloo élection présidentielle ba naka noonu ca Mali chefu opposition bi di laaj enquête parlementaire. jërëjëf Adja Binta Diallo sport gi Cheikh Tidiane Diagne ñu ngi lay ziar sëñ Cheikh. maa ngi lay fay Alaaji Assane ñu daal di waxtaanee wàllu basketball ak coupe du monde bi nga xamante ñu ngi koy amal foofule ca Chine tey ji ci ngoon gi suñu gaynde yi daal di gontu amal seen séance d'entraînement bu mujj laata ñuy sóobu ëllëg 7h30 seen diggante ak ñi nga xam ne ñoo di waa Canada ñoom nag seen bébét mooy fexe ba am ndam ci googule jongante tey ji suba gi am na yenn ci ay joueurs ay équipe Afrique nga xamante ni ràññeeku nañ ci danañ leen daal di lim wàllum phase nationale nawetaan ONCAV ci Louga danañ ko daal di waxtaane ak demi-finale yi nga xamante ne xam ne ñan la waaye jàppale ni Louga mi nga xamante moo ko organisé di Lougaville amuñu benn représentant ci les demi-finale ndax ñëpp dañ leen daal di daan niki démb ci wàllu quart de finale yi. jërëjëf Cheikh Tidiane yéen i kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye gis-gis ak RFM tey jii di waxtaanee wàllu yoon ak ñaar yi ne ay article ci yoonal offense chef de l' état article 254 article 80 bi wax ci wàllu atteinte sûreté de l' état ndax yoon la lu xel nangu la ñuy wéy di ko ba ci mim réew am déet waxtaan wi ci kanam tuuteeg Iba Bari Camara jàngalekat la ci faculté droit université Cheikh Anta Diop Ndakaaru maître Amadou Ali Kane avocat militant droit de l'homme ci technique bi Aliou Ba tàmbalee wàllu wér-gu-yaram ak lu ñeel hôpital ba ca Guédiawaye dalal jàmm naam ñaar ci machine foofe ci wàllu chimiothérapie benn ba dafa paan jamono yi waaye terewul liggéey baa ngay wéy ak cooxe amu ca pajame it naka noonu leeral li njiital hôpital ba docteur Moussa Sam Daf ak Nafissatou Sylla dëgg la am na benn appareil boo xam ne dafa nekk en panne ma bëgg wax nit ñi rek que hôpital bi ñaari appareil la am benn appareil bi mu ngi dox mu ngi jël malade yi normalement donc malade yaa ngi faju beneen appareil bi wax dëgg yàlla dafa taxaw te taxawaayam boobu amul benn njeexital bu bon ci maanaam bi ñuy jëlee malade yi appareil boobu dafa nekk sous garantie du problème mu xaalis bu dara donc nañu ko jaayoon ñoom ñoo ko war a defaraat mu dox ñu wax ne rek état du Sénégal notamment ministère de la santé bi ñuy jël wax dëgg yàlla dañ ko teg ci ay charte yu leer fii ak ñaari at machine yooyu ngeen fi teg da ngeen koy maintenir bu amee pièces yu ngeen changé ko ak yooyu yëpp daf ci dugg donc pièces yi nga xam ne moom moo ci am jafe-jafe wax nañ ko fournisseur bi mu ngi koy dajale pour indi ko Sénégal ñu mën ko defar machine boobu tamit dox mais ma bëgg leeral rek benn mbir ñàkk doxu machine boobu amul benn njeexital bu bon ci maanaam prise en charge maladie ñu ngi leen di jël ni mu waree naam toogoon nañu quelques jours te machine yu mel noonu tamit buy dox il faut que maladie nga jël leen ci condition sécurité doo parax yi rek pour jël leen mu am yeneen gàllankoor wala maladie bi am yeneen problème technicien société Screen bi nga xam ne moom moo gagné contrat de maintenance bi mu ngi foofu mu ngi liggéey ak suñuy ingénieur mu ngi liggéey également ak suñuy praticien pour fexe ba wax dëgg yàlla machine yooyu dox wax dëgg yàlla du problème mu jafe-jafe xaalis ndax mënuñu wax ut xaalis pour defar machine boo xam ne dafa nekk sous garantie wax dëgg yàlla donc du problème mu xaalis problème mu procédure la ñu ngi si procédure yi mu nekkoon leeral li njiitu hôpital dalal jàmm Guédiawaye docteur Moussa Sam Daf ñu waxtaanee wàllug néew yi nga xamante ni dañuy di leen faral di rob te duñu xam ñooy ñan ak seen i mbokk ñàkk a ràññee léegi wari kon waral rob gi waaye it dafa am nag fu mu war di jaar li sabab waxtaanu tey bi mooy dégg ngeen ko démb ñenn ci waa diwaanu Saloum doon rek yëglu ginnaaw ak rob ñeel ci ñenn ñoo xamante ni xamuñu fu nu bawoo ci seen gis-gis ñoom ci sëg ya nu tofool donte hôpital baak njiit la indil nañ leen i leeral. rob googee ñeel ñooñee ñu ràññeewul fan lañu koy jaarale lu ca yoon wax ba ni ñu yegsee ci defar ak néew beeg rob gi leeral li Haj Ndatte Diop. néew yi nekk ci l'hôpital yi yàgg fa lool te xamuñu seeni mbokk seenu denc dafa am yoon wu leer woo xam ne nii ca lay jaar loolu lépp nag ci njiital procureur
Cheikh Tidiane Diawara moom moo jiite morgue bu l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack. corps yu mel noonu nag moo xam ndax accident lay ñëwee wala koo xam ne duñ ko for ci mbedd mi mu gaañu yu mel noonu nag bu amee dafay am dépôt de corps bi soit police moo koy bind wala gendarmerie ñun bu ñëwee jox ñu ko foofu hôpital danañ def communiqué def photo boo xamee ne dem nañ ba gisuñu ay seeni mbokk là automatiquement du ñuy saisiraat ñi nga xam ne ñoo ko indi woon dépôt de cadavre bi muy gendarme wala police ñu envoyé leen genre de mort léegi nag genre de mort boobu la ñuy boole ak réquisition bi ñu mën koo jébal procureur mën ñoo jox autorisation de fin d'inhumation ñu jox service social. néew yooyu seenub denc la ca ëpp ñi di waa service social lañ ko daan dénk waaye nag yenn saa yi yenn kuréel yoo xam ne ni dañuy yëngu ci wàllu woowu dañ leen woo ngir ñu jàpp ci bu ci mel ni association jamiyatu rahmati wal isaani oustaz Mohamed Gueye moom mooy njiit la. ci réew mi am na ñoo xam ne dañuy faatu ñu leen di rob problème boo xam ne bii jaarul yoon ci laa jokk nag dajale benn station ñu déposé suñuy papier ci autorité yi jox ñu benn autorisation boo xam ne bii l'intérieur moo ko joxe ma dem ci procureur mu defal ma benn lettre boo xam ne bii hôpitaux yëpp ñoo ko jot léegi nag ñoom bu ñu amee corps inconnu ko xam ne kii mbokk mi feeñu bu ñu ko dencee 45 jours dañuy woo ñu préparer suñuy matériel suñuy oto yégal ko doomu aadama yi ñu jàpp benn bés lu mel ni ki dimanche bu ñu demee ñun ñoo leen di sàng ñoo leen di jullee ñoo leen di rob ànd ak yërmande ànd ak jubal ñoom nag ci anam ya ko lislaam tëggee ca la ñuy denc naam sax su fekkee ni ñoo ngay xamle ni mënuñu ràññee ndax kii jullit la am déet ak lu ci manti am kuréel gi mi ngi yëngu ci Ndakaaru ca Jurbel ci Ndar ak ca Louga. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. bëccëgu tey ñeenti fan ci weeru septembre journaliste activiste bi di Adama Gaye dinañu ko déglu ci lu xóot ci dossier bi ñeeli mbiram boobaak léegi ci kaso bi ndax offense au chef de l'État loolee kon la ñu jàpp nekk tuuma ci moom avocat am kenn ci ñoom maître Seydou Diagne ko leeral RFM ci weneen wàll lu jëm ci wér gu yaramam ak li nga xamante mooy laam-laamee gi ci dara ko du bi muy dugg du bi mu nekkee jamono yi ci kaso boobu am nañ yaakaar nag ak taxawaay gi ñuy wéyal ñoom avocat yi ngir mu am ak liberté maître Seydou Diagne ñu teewlu ko moo nekkoon tey ganu RFM matin. Adama Gaye gis naa ko démb si ngoon mi ngi nekk en pleine forme yaram bi tawatul dara dalu ko ci mi ngi ñaan avocat mi ñu wax ko auditeurs yi ñuy déglu amul dara loo xam ne jot na ko bu ñuy dugg si prison bi mi ngi nekk en bonne santé boo fi may wax ak yow ni yàlla def na ni tawatul dara dalu ko moom mi ngi dal di wax ay mbokkam ak ay soppem ñu dal moom dinañ ko laaj tey dina wax lu mu xalaat si mbir mi comme ça yàlla saafaral affaire mat na une semaine ci la ñu dugaloon demande de liberté provisoire xam naa day mel ni rek tey suñ ko laajee ba pare doyen des juges ak procureur ñoom dinañ xool lan mooy ci seen xalaat par rapport ak lu mu wax ak ni ñu gisee dossier bi ak coow bi ni mu jógee woon ak li nga xam ni mbir mi ru na ni xaw na sedd parce que lu yàgg prison mu nekk ñu des ci prison boobu ak ñaar ñi ci faatu ne ay prisonniers yu suñu génn mouvement bi di FRAPP ñoom état Sénégal la ñu ne kenn du ca njàkk ko may ci paatu gi ci weneen wàll it ñu ñaawlu la ñu gis ne dafay fexe jënd njabooti ñooñee faatoo ki ay koppar ajjuma ji nag fas nañu amal am dajaloo ko dox ci place de la nation ngir ñaawlu condition yu bon ci kasoy Sénégal Amadou Sabax Ba. Guy Marius Sagna jamatina jëwrin bi ñu dénk wàllum yoon gannaaw ba Malick Sall demoon visiter prison bu Rebeuss activiste bi di jël baaraamu tuuma di ko teg ci kaw nguur gi gannaaw ba ñaari détenu ñàkkee seen bakkan foofu la ca prison ba muy Cheikh Ndiaye ak Babacar Mané. xanaa bureau directeur bu Rebeuss la visité waaye visité wul chambre 9 waaye de lenn wóor na ma même les agents pénitentiaires mënuñu tàccu ministre de la justice état du Sénégal du ndogal yàlla de état du Sénégal moo rey ñaar ñooñu ndax condition yi nekk biir Rebeuss bu amoon yeneen condition duñu dee mercredi boobu duñu deewee nu nguur gi ba tey ci ak ay tuuma bu ñu sukkandikoo ci mouvement citoyen bii di FRAPP France Dégage nguuru Sénégal joxul benn cër famille yi nga xam ne dañoo nekk ci naqar maanaam gannaaw ba ñu ñàkkee seeni doom ci prison bu Rebeuss. Lion du football egg final 20 millions Lion du basket egg final 10 millions détenu des Rebeuss 2 millions loolu mooy waxi lan c'est insulter les familles c'est insulter la mémoire en fait de nos concitoyens morts c'est insulter tous les détenus de Rebeuss c'est inacceptable loolu yëpp pour acheter le silence des familles loolu yëpp pour que famille yi bañ a dem tribunal. juróom-ñaari association bu ci mel ni Amnesty Sénégal COS M23 Gilets Rouges Y'en a marre Forum du Justiciable Nitu Dëgg mouvement FRAPP France Dégage mouvement version française version wolof tour de table ak mouvement bi di question réponse fas yéene nañoo amal benn doxu ñaxtu ci àjjuma bi ñu jëm ngir ñaawlu anam yi jéggi dayoo yi nga xam ne moo am ci suñu prison yi.
Amadou Sabax Ba ñu dem ba Matam ak dex ga fa ak li nga xamante ni mooy fees ga daanaka ci remb la jëm li nga xamante ni nag moo ko waral mooy taw yu miti fan yi ca dugub yi diwaan kilifa yaa ngi dalal xel yi leeral li Ali Bandel ñoo. gannaaw bi ñu dépassé juróom-ñeenti mètre mu ñeel niveau fleuve Sénégal bi ci diwaanu Matam daanaka dépassé nañu itam code d'alerte bi ndoxum mbënd mi daal dina génn ci dex bi mu daal di wutali suufu wàllu bi rawatina nag mu doon ab menace mu ñeel mboolem dëkk ak dëkkaat yi fare ci Dande Maayo bi ci situation bi ni mel nag tax na ba ñu sol suñu dàll dem sekk waxtaan ak Mouhamadou Wade di gouverneur bu Matam mi ñuy defal situation bi. dex bi actuellement ni niveau bi mu atteindre xaw na indi jaaxle tuuti bu loolu weesoo bi mu waxtaan ak waa SAED ma xamal leen est-ce que am na ay aménagement hydro-agricole yi xam ne dañ ko menacé nee nañ ma loolu bëriwul fële ci zone bi ñuy wax Janjoli fu am li ñuy wax ay périmètre irrigué villageois ak fi xamante ni mooy Jëliya mooy village bi wax léegi waaye ca Janjoli jël nañu ay sac à terre jox ko les producteurs comme ça ñu mën a protéger périmètre irrigué villageois bi kon bu ñuy tënk daal ci tënk li ñu mën a wax mooy c'est vrai que ndox mi am na bëri fii ci Matam waaye jusqu'à présent situation bi ngi nekk sous contrôle. gannaaw ay dëkkuwaay yu daanu ay mbedd yu pëccxoo waaye taw yu mag yu mujjee wadd ci diwaanu Matam daanaka gaa ñi jaar nañ ci ba tester capacité ouvrage yooyu nga xam ni ñu ngi koy réaliser jamono yi mu aju ci Promoville la. taw yi dañu xaw a bëri doole fii ci biir Matam indi woon nañu ay jafe-jafe tuuti ci yenn quartier Matam préfet bi jóg na ànd ak Sotracom ak CDE ba ndox mi mën a génn donc fi ñuy waxee ni actuellement nii amatul kër bi am ne mi ngi ci biir ndox fii ci biir commune Matam. doo benn dégât bu am solo bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ba nëgë nii waaye ni nawet gii di dundee moom menace bi dëgg na lool rawatina dëkk yi nga xamante ni ñoo jege dexub Sénégal gi mu nekkoon sa naataango Ali Bandel ñaa fii ci doonu Matam pour RFM. jërëjëf Ali Bandel ñu del si Ndakaaru waxtaanee oto yi tata yi nga xamante ni ñenn ci ñoom léeg-léeg ak jéeya ay bés bi nu génn rek tout tànk bu nu daal di faat ba dugal tiis ak naqar ci njaboot ga ñu ne déetawaay ci Ngor naka noonu ñaari tata yu doon njëkkanteeg course mbëkkante ñu bari am ciy gaañu loolu nag dulu askan wi rafetlu rawatina yenn ci chauffeur yi jàpp ne faaw moom daan am Umu Kalsum li ca garage Lat Dior minibus Tata yi ñoo ngi ran chauffeur bu ci nekk di xaar sa bus fees rek nga daal di départ njëkkante bu metti yi chauffeur yi nekkee ci tali bi nekk na problème bu mag muñ sukkandikoo ci Samba di ab chauffeur. li waroon njëkkante bi mooy comme ça yow tey booy déparé ci des a ginnaaw nga ne ci àll bi taxawal ba mu dab la léegi yow moom bu fekkee ne carrément nga mel ni moom di ngeen njëkkante xam nga voilà te un instant bu la moom bu fekkee moom yow da nga ko jiit terminus man koy aj 3 oto affaire yi prime yooyu sax mooy loolu affaire yi prime yooyu moom lii lu quoi am na mais mooy loolu daal njëkkante bi daal xam naa ne moom man moom chauffeur la su ma sañoon moom ñëpp ñu bàyyi ko quoi. lu ëpp tuuru moom la monsieur Ndiaye wax moom mi lay dafa jàpp ne rek war nañoo jël ay daan teg ko ci ndodd yenn chauffeur yi. au-delà de sensibilisation mooy ñu jëm ci maanaam di teg ay daan yi daf ci bokk vraiment bu chauffeur reyee ñu teg ko daanu crime bu chauffeur gaañee nit ñu daan ko daan yoo xam ne si faute boobu la tollool ne loolooy tax nit ki tamit mu xalaat ne ay bakkan ñooy dox am nañu lu koy xaar. waaye dëkkuwaay bi nag moom mi ngi wax ne war nañoo defaraat ci nga xam ne moo di tali yi lenn rek lay wax ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi mooy ñu gën a dëgëral formation bi. te réewane moom dañ leen cee bàyyi moo tax muy woy prime baax na dina motiver nit ñi pour ñu gën a def seen liggéey ni mu waree waaye itam da nga koy canaliser. en tout cas réewane gi yenn chauffeur minibus Tata yi nekkee ci tali bi nit ñi ñu ngi koy joytu. saa su nekk dañuy dégg ñi nga xam ne ñoo di chauffeur Tata yi ci ay l'accident lu ci mel ni bërki démb ñaari minibus Tata ñoo doon njëkkante fële ca Ngor ba laxasoo ba ñu ci bari am ci ay gaañ-gaañ. Umu Kalsum jërëjëf ñu des ak bus Tata yooyu ak liggéeykat ya fa chauffeur sa ñenn ci ñoom xëy tey doxam ñaxtu ba ci kanamu rajo télévision bu Sénégal RTS ay contrat la nu bëgg contrat ginnaaw bi nu liggéeyee ca kër googee di aftu fukk ak ñeent ci at luy gën a li seen nekkin ci boobu liggéey sàkku nañ ko Salimata Aw. takk ay morceau yu xonk yore ay pancarte yoo xamante ni ña nga ca bind lu ëpp tuuru noonee la ñu dajaloo ca jardin bi jàkkaarloog RTS liggéeykatu société transport bi di aftu ñoom nee nañu dañoo bëgg ñu defaral leen ay këyit gannaaw ay ati at ya ñu def ca biir entreprise ba Omar Seck Diop. pendant 13 ans ba 14 ans sax laay wax ñuy liggéey aw ñu contrat aw ñu IPRES aw ñu kees aw ñu dara liggéey bi ñu ngi ciy liggéey aw ñu garantie kenn porté wu ñu ci dara boo feebaree yaay
faj sa bopp boo amee ndog-ndog perte nga sa liggéey boo xëyee tey xëyoo suba doo fayoo te cahier de charge aftu loolu nekku ci woon dañoo jël travailleurs yi di leen def loo xamante du dëgg du yoon mooy da ngay commencer liggéey 6 heures du matin wala ngaa wàcc 22 heures. taxuñu ko woon bari loolu wante ñu ni li ñu bëgg rek mooy autorités yi daal di yëngu ndax fi mu toll nii ay dige moom doyal nañ ci sëkk. nekkoon nañ jug lijjanti mbir mi wala moo ëppi tool mënuñu concevoir nag dëkk boo xamante dañ ne dëkk yoon la ay transporteurs yoo xamante ay ñaari nit ñetti nit lañ nekk fi noot àdduna yëpp ay sénégalais ay jeunes ñu téye leen di leen def comme ay esclave. liggéeykat yi di xamle ni ba fi mu toll nii préavis ba ñu yëkkati woon bàyyiwuñ ko bu dara sottiwul danañ ko dugal. ba léegi bawuñu ko ñun lii c'est day wane ne ñun ay sénégalais lañ te ñu bëgg suñu réew lañ mënoon nañoo tëb rek banque suñu loxo téye oto yi duñ daw sénégalais yi sonn mais dañoo def marche pour interpeller njiitu réew mi ak suñu ministre tutelle. liggéeykat yooyee daal di sàkku ndimbal ci première dame bi di Marème Faye Sall ndax nee nañu ñenn ci ñoom ñi nga tëdd ñii hôpital ñii seeni kër ndax ay jafe-jafe ci seen wàllum liggéey te mënuñu ko gàlloo. RFM rajo askan wi. ñu waxtaane tolluwaay la ci parti PUR ak li nga xamante noonu lañ jëlee ca postam kii di Issa Sall ma ko jiite woon mu daal di jàppee dogal boobee gu amul genn ak solo ndax moom jàppul ne loolu la teg si parti bi wax donte am na ku bokk ci directoire boobu parti ba tey di PUR bu gis safaan wa ana lu yooyu texte wax leerali soxna Fama Dione. professeur Issa Sall fa mu taxaw la taxaw texte parti bi lu leer la ñu wax moom muy coordonnateur u parti bi le texte yi dañ ne président parti bi bu fi nekkul secrétaire général national bi moo koy remplacer ci réunion bureau politique yi secrétaire général national bi bu fi nekkul coordonnateur national bi moo koy remplacer loolu la texte yi wax man nag fii ma toll man maay coordonnateur national man maay secrétaire général national. Issa Sall amul benn légitimité loolu di xalaatu Cheikh Ahmed Tidiane Youm moom nag nee na texte parti bi li mu wax moom leer na nañ Issa Sall moo ko bañ a déglu moom sax nee na Issa Sall mënul jiite parti bi le texte yi waxul benn yoon ne moom moo koy remplacer absence ak empêchement loolu wuute na ak décès donc loolu moom ci boppam war na ko xam sans pour autant sax ñu expliquer ko bu ko liiree kooku soxlawu sax ñu koy expliquer donc li muy wax daal waxu ku frustré la waxu ku mer la donc yooyu ñun duñu ci attardé wu. ni ki samedi professeur Issa Sall dañoo teg ci ndombal tànk coordonnateur PUR bu mu yoroon di dogal goo xamante ni moom ba léegi mi ngi koy dàq ndax dafa sukkandiku nee na ci texte parti bi le texte yooyu nag ñu bokk ci directoire bi nee nañu joxul benn légitimité Issa Sall. jërëjëf soxna Fama wàllu xeex ak drogue bi ONUDC ci wàllu xeex boobee lu muy sàkku ci ñi nga xamante ñooy réew Afrique sowu jant yi mooy ak yëgoo joxante ay xayma ki nat di données ngir gën a mun a nësaxal lii nga xamante ni mooy trafic ak drogue bi ci Afrique sowu jant Pa Balla Gueye. ni frontière réewu Afrique de l'Ouest yi yaraaxee doon na loo xamante ne daanaka ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum xeex lépp lu jëm ci wàllum drogue jamono ji tax na ñoom itam ñu bàyyi ci xel bu baax a baax suñu sukkandikoo ci kii di Cheikh Ousmane Touré mi nga xam ne moom mooy coordonnateur programme d'appui à la CEDEAO bi xeex lépp lu jëm ci drogue ak lu ni mel moom nag muy xamle ne jamono ji ñi nga xamante ne ñooy force de sécurité yi dañoo war a daal di mën a lëkkaloo waaye itam fexe lépp loo xam ne am nañ ko ci xibaar ñu mën koy di weccoo. données yooyu pour xam lan moo dugal nit ci drogue wala naka la koy utiliser ak lu muy def ci moom. addiction bi nu mu taxawee war nañ ko collecter pour que état yi mën jël ay politique wala ay programme yoo xam ne c'est adapté face à ce problème là xam nga mënuloo def programme te defuloo état des lieux donc état des lieux boobu dafa important pour xam si sa population ñaata ñooy utiliser drogue ban tranche d'âge lañu ak yan programme nga leen mën a tëralee. waaye nag loolee ñu àndal ci dooleel ñi nga xamante ne ñooy force de sécurité yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci frontières yi su ko defee kaaraange gi gën a mucc ayib. boo leen yëgee équipé leen lépp lu nga xam ne mooy trafic de drogue dëkk bi jaar ci lu ñuy wax état de droit lépp loo xam ne mooy perturber trafic bi plan yi mën na taxaw te dëkk yaa ngi koy def Sénégal nga koy def Gambie nga koy def ñëpp nga koy def c'est vrai que ñuy def trafic bi am nañu ay moyens mais tamit état bi bu dabee seen moyens yi jëmale ko ci force d'application de la loi perturbation bi day gën a yomb. ak opération bi ñu duppee benkat yi te lépp jëm ci wàllum coordination ak fexe daal di appliquer yoon ci li nga xamante ne moom mooy frontières yi la ONUDC ak CEDEAO ñoom nag ñu ngi dellu di woo nguur yi ñu daal di taxaw temm ci recommandation yi nga xamante ne moom lañ leen jagleel lépp rek ngir fexe ba Afrique de l'Ouest du doon bërëb boo xam ne drogue bi daf fay mel ne tulleeg màlle. RFM bitim réew. ñu tàmbalee ko Adja Binta Afrique du Sud wàllu li nga xamante ni moo fa xew jamono yi di siis gu ñu fay siis ak dal ci kaw étranger yi bilan bi juróomi bakkan rot na ci. jàpp nañu ñaari téeméeri nit ñoo xamante ne daal dañoo jàpp ne ñi ngi ci manifester yooyu la waaye nag ki nga xamante ne mooy nguuru Afrique du Sud nee nañu bu ko ñu wax ne dañoo bañ ay étranger waaye nañ ko teg rek ci mbiru criminalité fii ba démb nag ba tey ji Johannesburg naka noonu Pretoria
tàngoon na lool juróomi nit ñoo fa gaañu ñu bëri am ci ay ñaari nit wala juróomi nit ñoo ci faatu ñu bëri am ci ay gaañu waaye tey ji ci suba nee na ñu jàmm dellu siwaat na fa leeral yeeg Umu Kalsum li situation bi kenn mënu ko woon dékku ca Johannesburg ci altine gi wàññeegum nañu juróom ci ay nit yu faatu ak ñaari téeméer ci nga xam ne teg nañ leen loxo ay magasin étranger yu bari nag jot nañ koo caxatee démb nag xeex ba dakk na ca ville ba même bu fekkee ni daañu dégg tuuti yëngu-yëngu ca biir dëkk ba tey ci suba si ab tekk-tekkaaral la ñu nemmee ko ci Johannesburg Cyril Ramaphosa génn rek di ñaawlu cong étranger ya ay junni sud-africain ñoom leen rek la ñu bëgg mooy bëggatuñu gis benn nit bu wàllu si seen dëkk ca tey ci àllarba bi la ñuy amal ubbite forum islamique mondial ca biir dëkk bii di Cap ci teewaayu 1 ci ay président région ba ñu jàpp ne rek lenn rek lañ fa war a waxtaanee muy jëm ci nga xam ne mooy di boddi doomu aadama yi. ñu dem Algérie ak étudiants yi wàcce mbedd ya tey. waaw ndax nag lu ñuy bañ ñu ni ñu daal di gaawatul élection présidentielle bi bëgg koo jàpp nag ci weer wi ñu ne déedéet ndax ki nga xamante ne mooy chef d'état-major bu armée bu Algérie dafa woo ñi nga xamante ne ñooy corps électoral bi fileeg fukki fan ak juróom ci weeru septembre moo tax étudiant wu yi nekk foofu ca Alger génn ci mbedd mi ñu ni bëgguñu benn yoon ñu saax-saaxee élection yi ndax loolu moom mooy nguuru bu Teflika rek dellu siwaat ci boppu Algérie. Mali moom opposition bi enquête parlementaire lañ bëgg. ndax lu ñu bëgg mu ne ñaari hélicoptère yi nga xam ne dañ ko jëndaloon armée bi ca 2007 mu am ñu indi ci leeraange ndax hélicoptère yooyu ñu ni wàllu guerre daf cee dugg te hélicoptère yooyu sax dañoo paan jamono yi chef opposition bu Mali muy Soumaïla Cissé jàkkaarloo na si ak taskatu xibaar yi ca Bamako ñu jëlee xibaar bi ci RFI Juma Diouf. kii di député bu jiite opposition parlementaire bu Mali moom nee na bu appareil yooyee doxatul ci ni ñu ko jëndee la moom Soumaïla Cissé nag nee na jënd bi ñu jënd appareil yooyee am na lu ci leerut ci bi muy jàkkaarloog taskatu xibaar yi moom mu ngi xamle ne dafa jot pour ñu génn ci lii di impunité moom nag dem na ci assemblée nationale pour rek ñu amal benn commission d'enquête boo xam ne dinañ mën a dem ci haute cour de justice hélicoptère yooyee nekk marque Pima ñu ngi ko indi woon ci Mali niki 2017 ay weer yu ci topp benn ci hélicoptère yooyee doxatul président Ibrahim Boubacar Keïta nag wax ni rek li ko waral moo di toppatoowuñ leen ni mu waxee ci benn tweet kii di Yaya Sangaré nekk ministre malien bu yor wàllu communication moom nee na mbir mi dafa am lu ci laxasu te daañu def lépp ngir rek leeral ko kii di Karim Keïta nag nekk doomu président bi nekk tamit député ci assemblée nationale moom nee na Mali dañ ko nax ci li jëm ci jënd boobee. jërëjëf Adja Diouma secrétaire général bu ONU Adja Binta moom ànd na ci ñu gunge ki koppar G5 Sahel. gunge ci koppar G5 Sahel moom nee na ànd na ci Antonio Guterres te nee na ONU moo ko war a door nee na nag ndax dafa fekk ni terroristes yi guerre bi ñu sumb ci ñoom sori nañu lool ci gañe ko moo tax secrétaire général bu ONU wax ci RFI nee na nag mi ngi xaar nag lu bare mu war a génn ci réunion bi nga xam ne CEDEAO woote ne ko fan yi di ñëw ca Ouagadougou ca Burkina Faso ay kàddoom ki ko tekki mooy Pape Bes Diba. Je suis entièrement convaincu. menace bi ci Sahel ak wàllu terrorisme gi lu dëgg la moo tax ma xam ne sori nañ lool ngir gagner guerre bi ñuy xeex contre terrorisme ndax Sahel gi dafa rëy lool la loolu tax sax ñu war a renforcer force G5 Sahel bi d'accord naa ci ñu indi ay contribution yoo xam ne dañuy obligé réew yi ngir ñu def ko waaye loolu sax doyul loolu tax sax may xaar réunion bi nga xam ne ni waa ECOWAS de CEDEAO war nañ ko amal ci Ouagadougou su ko defee ak lépp loo xam ne ni dina ci tukkee ci réunion boobu sax war nañ ko yaatal ñeneen ñu bokkul ci giir CEDEAO googule ñu xool nag yan proposition yom moo fay génnee ngir mën a daal yokk dooley force G5 Sahel bi ndax menace bi nga xam ne terrorisme gi menacé na ko réew àdduna yi moom yamul rek ci zone Afrique boobule ndax law na ba ci Afrique nord ak sax ci Europe. possible et dans le nord de l'Afrique et dans l'Europe. kon Alaja San lii moo gënoon a fës ci xibaaru biti réew yi. ma lay gërëm bu baax Adja ñaari yoon ci xibaar yeeg cadeau bi sëñ Cheikh. waaw coffret de la teranga bi bëri na offrir tey waaw. coffret bu ànd ak montre. akub kalpe. akub ceinture. ma nga noonu man nag lan nga may jox ceinture bi nag moo na ko def ak ñoor. waaw wax dëgg waaw moo gën a yomb ci yow. te xam si
jërëjëf sëñ Cheikh. maa ngi lay fay Guèye. seen tur bi Aliou balaa ko may pour nga am traçabilité bi. voilà mi ngi noonu. ay ci ñu waxtaanee mondial basket bi góor ñi jamono yi ci Chine Sénégal lu mu bëgg mooy ëllëg ci kanamu Canada mu wane boppam. waaw match bi ëllëg la bu 7h30 jotee di heure Ndakaaru jàppale nag la ko jiitu moo di tey jii suñu gaynde yi daal nañu xëy daal di amal ab séance d'entraînement ñoom nag seen bébét mooy fexe ba am ndam seen diggante ak ñi nga xam te ñu di waa Canada ndax buñ ko méngaleeg match bi nga xam te ne def nañ ko démb itam dañ si bëgg a xar seen tànk tubéy ngir fexe kon bokk nañ ci amee ndam sore ci am. gayndek Sénégal gi amal nañu ab tàggatu équipe bi yépp nag ñi ngi woon ci parquet bi war a dajeel nag ak équipe bu Canada bi nga xamante ni moom it dafa daal di ñàkk ñaari jonganteem yu njëkk yi loolu nag moom moo tax jongante gi war a am seen diggante nara metti lool Moustapha Gaye di ci àddu. ñu ngi koy waajal bu baax a baax ñu ngi ciy waxtaan ak suñu joueurs yi yaakaar naa ne match bi dina ouvert contrairement nag Sénégal yi lu ñu yaakaar ne Canada équipe bu accessible la équipe bu mag la équipe bu physique la équipe bu am background la mais ñun tamit Sénégal yi dañ def lépp lu ñu mën ko ndam bi ndax ndam loolu mu ñu fee di. fi mu nekk nii ci biir tàññeer bi ñëpp ànd na nag xel mu dal bu ñu sukkandikoo benn ci gaynde yi Youssou Ndoye jamono ji amuñu lenn lu ñuy tiit même bu fekkee sax yeneen sélection africaine yi am nañ benn victoire ci gile compétition. motivation la parce que après tout c'est des équipes africaines comme nous et ñun ñëpp dañ fi nekk di représenter Afrique et je pense que dañuy ñëw pour jéem a gagner pour préparer Jeux olympiques bi comme ñoom parce que instant bii nii maintenant les trucs vont être vraiment serrés quoi. nekk meilleure équipe africaine ci coupe du monde gi dina doon lu jafe waaye loolu teewul kay tàggat gaynde di Moustapha Gaye am confiance bu baax ci ndawam yi. waaw objectif pour cette compétition pour la coupe bi mooy accrocher une place qualificative pour les pré-olympiques bu ñu mënee am victoire suba comme ça ñu uti la première place africaine bu ñu ko yàlla mayal ñu daaxee ko ci match classement yi mais on a vraiment comme objectif d'avoir une place qualificative pour les pré-olympiques. ne woon Soda Thiam fii ci Chine Dongwan ngir radio Futur Média. Soda Thiam jërëjëf jot nga seq itam waxtaan ak njiitu fédération sénégalaise bu basketball di maître Babacar Ndiaye moom nag wax na ci palum ki nga xamante ne daal moo di Ahmad Niang mi nga xamante ne moom moo di président FIBA Afrique di doomu Mali doon jamono gi njiitu FIBA international moom nag gannaaw loole di maître Babacar Ndiaye wax ne itam ci doxalinu équipe bu Sénégal ci gile tournoi ñoom nag seen bébét moo di fexe tamit waajal li nga xam ne daal moo di Afrobasket atum 2021 maître Babacar Ndiaye ci micro Soda Thiam ba tey. léegi moom amoon ñaa àddina bi la du amoon ñaa Afrique mais am na ay questions yu nga xam ne nii surtout qualification joueurs yi yaakaar naa war nañ ci mën a waxtaan poser débat bi waxtaan ci bu baax ñun fédération Sénégal war nañ accueillir à partir du 30 octobre dama bu mu juumul si date bi benn délégation FIBA bu war a ñëw ñu mën a waxtaan xool nan lañ mën a defar benn programme stratégique de développement sur 4 ans 2 ans 2 fois 2 ans pour xool fan lañ war a développer ci basket Sénégal. wax nga ko léegi Sénégal réussir na Paris Afrobasket ñeel jigéen ñi ñu jëm ci Afrobasket ñeel góor ñi jox nañ ko naam Rwanda mais xaw na takk suuf tuuti est-ce que Sénégal mën nañu njort ni mën na organiser bu fekkee Rwanda résisté na. non loolu nag xam nga organiser Afrobasket moom mënuma mën en tant que président fédération nii rek wax si te awma waxtaanuma si samay kilifa parce que état mooy organiser. donc pour le moment li ñu mën a retenir mooy Rwanda mooy organiser loolu la ñu wax maintenant bu ñu demee ba mu am problème mbaa amul ko organiser dinañ ci waxtaan ak ñi mën a waxtaan su fekkee war nañ mën a organiser mais. mu nekkoon njiital basket bi n'est-ce pas. waaw di Babacar Ndiaye voilà. ñu waxtaanee li nga xamante ne nag mooy yenn ci ay réewi Afrique yu fa ràññeeku ci suba. waaw moo di Angola mi nga xamante ni tey jii ci suba gi dal na am ndam ci diggante mag ñi di waa Philippines 84 à 81 bokk na ci ñooñu lee tamit waa Nigéria mi nga xamante ni ñoom itam am nañu ndam seen diggante ak Corée tey jii ci suba gi 108 à 66 yeneen équipe Afrique nag dañoo daal di lajj moo di Côte d'Ivoire Pologne ko daal di daan 80 à 63 Tunisie ñàkk ci diggante mag Porto Rico 67 à 64. ñi ngay amal yeneen jogante Italie Serbie Venezuela Chine Russie Argentine ak itam Espagne ak ñii di waa Iran Alaji Assane ñu waxtaanee phase nationale nawetaani ci ONCAV demi-finaliste yi xam nañ leen. waaw xam nañ leen gannaaw ba ñu doon amal ni ki démb lii di quart de finale yi jàppale nag Louga bi nga xam ne moo ko organisé du Louga ville ñoom nag seen équipe yi leen teewaloon ci quart de finale yëpp dañoo daal di kon bokk lajj diggo bu Kébémer nag moom moo sauvé honneur bi pour région bi Abraham Palpouy. ci bëccëgu quart de finale bi lu ci gënoon fës mooy jàppante yi nga xam ne amoon na ginnaaw match bu doon daw ci diggante dëkkandoo bu Louga ak R100 bu Thiès ay jàppante dox ci diggante
takkadeer yi ak supporters yi waaye mu amoon tension lool ci biir terrain bi ci quart de finale bu njëkk bi mbooloo mi bu Tamba doon jonganteeg Deggo bu Kébémer ñaari équipe yi nag ku nekk benn but la dugaloon moromam ci temps réglementaire bi waaye buñ demee ci série tiro but nag Deggo bu Kébémer gagné 6-5 ci tiro but yooyu sax la R100 bu Thiès jëlee ndam li ci kanamu dëkkandoo bu Louga 5-3 R100 nag moo njëkkoon dugal ginnaaw bu ñu fubalee 23 minutes de jeu Mbaye Kondox Sall moom moo dugal bal bi ginnaaw bu arbitre sifflé ab penalty dëkkandoo nag daal di pousse te égaliser ci temps additionnel u deuxième mi-temps bi lee yeneen ñaari match yu doxoon ci quart de finale yi tamit saay su ne ci même score la jeexee mu di 1-0 te tamit saayu su jeexee équipe bu nekk ci commune bu Louga ñu éliminé ko Jamono ñàkk ci kanamu Yamatooñ bu Ziguinchor diisoo tamit ñàkk ci kanamu UAR bu Kaolack ci demi-finale yi Deggo bu Kébémer dina jonganteeg Yamatooñ bu Ziguinchor R100 bu Thiès jàkkaarloog UAR bu Kaolack demi-finale yi nag dinañ ko amal suba jeudi mu di 5 septembre ci stade Albouri Ndiaye bu Louga mu nekkoon Abraham Paul Pouy Louga rajo Futur Média. jërëjëf Abraham Paul Pouy kon bokk rajo seen fi lañ koy daal di yemale xibaaru tàggat yaram. am naa sañ-sañu ñaan R100 jël coupe bi. waa R100 comme waa Thiès nga bu la neexee moom lu ko olof di waxee rek. mu ngoog bu ko defee Abraham gunge leen ba ñuy génn ay boori ngumba ngéewul ak yooyu ñu yóbbu coupe bi Thiès. voilà ma nga noonu moo gën a wóor Cheikh Tidiane jërëjëf Guèye. ak RFM kumpa jeex na. wàllu reportage tey jii ñeel tamxarit geeg waajal gi tey dañu dugg ci marché beeg wàllu li nga xamante ni mooy cere yeeg waajal gi ak la muy àndal ndawal ak lii di ginaar yeeg njëg li donte yooyu produit teew na xaalis dafa mel ni moo teewul njëgee daal fii di diggante jaaykat beeg jëndkat yi fële ak jaaroo taal amagul reportage bu Aji Maguette Ndiaye. ca marché Tilène fi nga xam ni moom la ñuy woowee parc ginaar njaay mi ngi dox nànk-nànk ay fan rek des ci laata tamxarit bi jaaykat yi ñoom di wax ni gisagunu client yu bari Baara Seck di kenn ci ñoom. jàmbar baaxul waaye fan yi comme ni ma doon jaree semaine bee passé fan yi xaw naa taxaw tuuti. waaw gisoo leen benn client. bon gisoo marché bi nu mu mel foo xoolee marché bi xam ne client amul so man sama ginaar yi maa ngi ko war a fii laa ko daan jaay mais maa ngi sukki lu mat 100 war ko yóbbu Castor léegi marché Castor. lii di ginaar nekkul lu ñàkk ci marché bi même su fekkee ni sax jëndkat yi ñëwagunu. ginaar yu baax daal am na fan yi xam naa ne tamxarit moom yaakaaruma ginaar manqué te fii ak tamxarit ay 4 jours 5 jours moo des yaakaaruma ko quoi ginaar dina am moom. fii nag prix bi cherul bu ñu sukkandikoo ci client yi njëg yi nekk ci diggante juróomi téeméer jàpp juróom-ñaari téeméer ay da njaay mi nu dajal di ci àddu. poulet du pays laa doon jënd ordinaire quoi yooyu mooy xaw cher mais poulet cher yi moom cherul et puis ngand na aussi. ay fan rek des si ci tamxarit gi jaaykatu ginaar yi ci marché Tilène ñoo ngi yàkkamti teg si di xaar client yi ngir ñu mën a dundal seeni ay poche.